asalaamaaleykum mbokku téléspectateur yi seetaan ITV bisimilah ci xibaaru marax bi dañ koy doore ak mbas mi di coronavirus di wéy di faat ay bakkan fii ci réewum Sénégal lim bi di gën a takku ñaar ñàkk nañ ci seen bakkan tey jii nag xayma bi bu ñu ko toppee ñaar fukki nit ak juróom ñàkk nañu seen bakkan bi mbas mi dooree ak léegi bésub tey bi Sénégal toll na ci junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeenti cas ci loolu yi tamit juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk wér nañu waaye li wér te wóor moo di mbas mi ngi wéy di law docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye ci xayma bés bi. ci bésu tey bii di àjjuma fukki fan ak juróom ci mois de mai 2020 ci junni ak téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett test yi nga xamante ne def nañ ko téeméer ak ñaar fukk ak benn dellu si nañ ànd ak doomu jàngoro ji ci yooyu téeméer ak fukk ak juróom-ñeent moom la ñuy wax cas contact ñaar la ñuy wax cas communautaire te tey ñu ngi leen di fekk ci Géejawaay am na benn ca Touba tam am na benn ñeent fukk ak juróom-ñett malade yoo xam ne dañ leen entré woon hôpital biñ leen saytoo gisatuñ ci ñoom doomu jàngoro ji wër nañu juróom benn cas grave nag ñu ngi tëdd ci fi ñuy wax réanimation mooy ci bërëbu sawetaas yi fii ci hôpital Fann am na benn hôpital principal am na juróom yeneen i malade yi nga xamante ne ñu ngi tëdd ci lal hôpital ñu leen di fekk seen wér-gu-yaram mu ngi ànd ak tan Sénégal mu ngi doolee ci di naqarlu di am tiis ci ñaari nit ñi nga xamante ne génn nañu àddina ci li nga xamante ne mooy mbas bi ñuy wax Covid 19. kenn ki moom am na benn góor la boo xamante ne am na juróom fukki at ak juróom-ñett moom mi ngi gaañoo ca këram ci fee ñuy wax Parcelles Assainies fii ci Dakar bi ñu ko defalee test bi nag gis nañ ne dafa ànd ak doomu jàngoro ji kenn ki moom tamit góor la am na juróom benn fukki at moom mu ngi dëkk ca Pire ci région Thiès moom mi ngi gaañu ci bésu tey bii di àjjuma ci fajar gi ci 6h50 du matin ci hôpital principal fii ci Dakar ci bésu tey bii bi mbas mi ñuy wax Covid 19 duggee ci Sénégal ba léegi ñu ngi toll ci ñaari junni ak ñetti téeméer ak fukk ci ñi nga xamante ne dañu ànd ak doomu jàngoro ji ci ñooñu juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ñoom wër nañu ñaar fukk ak juróom génn nañu àddina ci ñi nga xamante ne ñoo tëdd ci lalu hôpital yi ñu leen di ko ne di faj ñu ngi toll ci junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent. doomu Sénégal yi tagga témbe woon ca bitim réew te état bi jël dogal ni dañuy daal di ñibbisi ñoom nag ku ci mënti ñibbisi dinañ la ber defal la ay test nga toog xaar résultat yi dinañ la defal li tamit confinement ci sa biir kër toog di la càmbar ba keroog ñuy xam ndax yor nga jàngoro ji wala yoroo ko loolu ki ko xamle mooy docteur Abdoulaye Bousso directeur des opérations d'urgence sanitaire ñu déglu ko. ñëw juste di leeral ci benn doxin bu bees boo xam ne moom la ñu jël ci wàllu ñi nga xam ne dañu jóge bitim réew di ñibbi si Sénégal suñu mbokk yi nga xam ne ñoo jóge bitim réew di ñibbi Sénégal ak ñi nga xam ne mooy ñi ñaan contact ñi nga xam ne dañu taxaloon ak ñi nga xam ne dañu am feebar bi. léegi ñi nga xam ne dañuy tukki di ñëw si dëkk bi aéroport dañ leen fay xool bu ñu xoolee xool seen température laaj leen jël seen ay référence yëpp seen tur ak fu ñu dëkk seen téléphone bu fekkee koo xam ne amul benn mandarga sa yaram ci feebar bi. dañ la bàyyi nga dem sa kër ku fekkee nag am nga mandarga feebar bi ci yaram bi dinañ la jël foofu defal la prélèvement testé la soo amee feebar bi nag foofu lañ lay jëlee yóbbu la ci suñu hôpital pour ñu mën la jël en charge ñeneen ñi nga xam ne nag amuñu benn mandarga seen hôpital seen yaram ñooñu dañ leen di bàyyi ñu dellu seen kër ñu nekk fa tëju fa lu mat fukki fan ak ñeent en sachant aussi que ñoom bu ñu demee bu ñu amee aussi benn problème am nañ ay numéro téléphone yu ñu leen di jox yoo xam ne dinañ woo waa kër docteur boo amee jafe-jafe rek ñu ñëw jël si leen ci wàllu contact yi aussi mooy ñi nga xam ne dañuy tax ak ñi nga xam ne ñoo am feebar bi ñooñu aussi ci njëlbeen ba dañ leen daan bàyyi seen kër ñu dem ba ci kanam ñu leen di jël di leen yóbbu ci hôtel yi léegi dañ leen di bàyyi ñu dellu seen kër tamit parce que aussi comme ni ma wax rek dañu soxla ay lal te lal yi ci hôtel yi lañ ko mën a amee parce que hôpital bi dañu bëgg hôpital mën a continuer parce que du mbas bi rek moo fi am na yeneen feebar te mënuñu jël lalu hôpital yëpp di ko def lalu pour Covid 19.
ginnaaw bi président de la république jëlee dogal daal di woyofal li nga xam ni moo di mesures yi ñii nekk ci wàllu tourisme nag xaw nañu noyyiwaat tuuti ndax seeni activité ña ngi koy dooraat ndànk-ndànk di xalaat ni fii ak ayubés yi di ñëw dinañu mën a daal amaat koom mu takku ka nga xam ni moom moo ñu demaloon Almadies mooy Boubacar Dia. Corniche des Almadies mu ngi féex lool waaye jafe na nga gis fi nit kuy doxantu. ci talaata ba léegi nag restaurant yi jot nañu autorisation ubbiwaat seeni buntu gannaaw bi ñu tëjee ñaari weer wante client yi daal ba léegi dafa mel ni delluseeguñu ci bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi nga xam ni Boubacar Thior yëkkati na ko moom mii di liggéey ci restaurant bi nga xam ni moo di les huîtres de Sokone et de Joal Fadiouth. comme président àdduna wax na fu mu war a waxee jël na ay dogalam fa mu ko war a jëlee mooy njiitu réew mi dañuy topp dogalam. parce que dogal yi am na solo mel na ni déglu na population bi te gis na ne vraiment sénégalais yi ñu ngi respecté mesures yi nga xam ne adopté nañ ko pour mun a xeex lii di mbas mi donc ñun de notre part fii nga xam ne foofu fii la ñuy suturaloo saa yu ñu fi ñëwee dañuy def benn organisation boo xam ne dina permettre nit ñi am benn distanciation boo xam ne waa ñu ngi ci formule à emporter mais comme li tubaab di wax quand l'occasion se présente il faut s'en profiter donc suñu gisee ñaari clients yoo xam ne tey mun nañ ñëw toog te respecter les mesures strictes respecter li nga xam ne moom la ñu dicter les mesures barrières mun nañ toog consommer. ubbiteg restaurant yi nag dafa ànd ak jëfee ndigal waa Kër Docteur loolu ñi liggéey ci restaurant yi xam nañu ko lii moo tax dinañu indi ay coppite seen doxalin. Nous avons réouvert aujourd'hui. Et nos heures d'ouverture sont de 10. ñu ngi doog di ubbiwaat tey heure yi ñuy liggéey moo di fukki waxtu ci suba ba juróom-benn waxtu ci ngoon si noonu nag ni ñu koy defee moo dañuy sàmmonte set gi ak sell gi saa boo xamante ne bi client ngi ñëw nañu buñ leen jox ñu lekk dañ koy teg foo xamante ne bi ñoom dañuy berlu ci benn wàll te bu ñu lekkee ba pare it ñi nga xam ne ñoo di serveurs yi buñ koy jël dañuy sol ay gants te bool yi ñu doon lekk dañ koy yóbbu sa wàññi daat koy raxasaat ba mu set ñi nga xamante ne bii it ñooy joxe mbir yi dañuy nekk ci benn box bi day tax nit ñi bañ a am jokkalante ak ñi nga xam ñoo di client yi ngir mën a sàmm client yi waaye tamit sàmm suñu bopp te it fi nga xam ne fa la ñuy nekk moom dañ leen di fexe ba ñoom ñëpp ñu toog foo xam ne dina am air waaye tamit ñu mën a gis piscine bi di ko mën a seen gët waaye piscine bi moom kenn du si mën a yegg ndax dañ koo tere. Mais y accéder, rentrer dans la piscine, c'est interdit. tëjug restaurant yi nag indil na gàllankoor yu bari ñi nga xam ne ñooy liggéey ci boobu le secteur. Nous n'avons pas encore eu beaucoup de monde. amagul nañ benn client de boo xam ne ñëw na ak njabootam waaye yaakaar nañu ne xanaa mbir yi fii ak ci kanam tuuti dina soppeeku ndaxte temps bi neex na te fii it dina neex a dalloo bu baax a baax. On espère que vraiment les gens sortent et viennent nous voir. ñoom ñooñu ñu ngi xam ne ni jotuñu 15 boo xam ne mu ngi jóge ci nguur gi ñoom li leen jàppale moo di ñu ñuy liggéeyal am nañu compréhension ndaxte yenn saa yi sax dañ leen di jéggal seen weeru payoor ba jamono neex. ñu àddu jëmale ci jullik àjjuma bi tey jii nag ca Masalikul Jinaan jullit yi dem nañu daal di rek julli ci àjjuma ji bari woon nañu lool ñu nga xam ni ñëw nañ fa waaye nag ñoom ñëpp dañoo daal di rek dëppoo ak tere yi nga xam ni Kër Docteur taxawal na ko li ñu tuddee geste barrière ak takku masque yi tamit ràññee nañ ko fa maanaam raxasoog def gel ci seeni loxo loolu yi tamit amoon na fa naka noonu ki nga xam ni moo ñu fa teewal lool mooy Cheikh Assane Fall daal dina fa def reportage bu am solo. ay rang yu dul jeex ngay seen ci buntub Masalikul Jinaan ay taalibe yoo xam ne fu nekk lañu jóge ñëw ngir julli ci aljuma waaye ngir mën a dugg ci biir jumaa jile moom faw nga matal yenn yi mbir. balaa nit di fi dugg mën a raxas loxoom ñu am aussi assez de gel pour ku fi ñëw it ñu defaral la gel également. ci biir mosquée bi on a fait un traçage qui nous a permis nit yi entre chaque fidèle dina am 1,50 m de distance et puis kuy ñëw également nga àndaale sa sijaada et puis le masque également est vraiment exigé ku amul masque moom waxuma la biir jumaa ji sax mais enceinte bi sax doo si dugg. ay matuwaay yoo xam ne yamul rek ci biti soo duggee tamit ci biir jumaa ji. am na yeneen mesures yu ñu jël ngir mën a garantir kaaraange bépp taalibe gu fi ñëw. c'est conforme à toutes ces instructions. julli gi nag biñ koy amal dañoo respecté
mesures yi nga xam ne waa kër docteur moom la ñu wax maanaam daal nit ñi bu ñuy julli nañuy soriyoo seen diggante am lu toll ak 1 mètre sax wala lu ko ëpp loolu la ñu amal fii tey yéen ñi ñàkkoo leen xam ni Massalikul Jinaan saal yu mag yi ba yu ndaw yi sax bu si nekk mën na jël ay junniy nit wante tey ji boo xoolee li fi nekk matul sax 2 junniy nit maanaam daal wàññi nañu ñi nga xam ne ñoo fi doon julli si. beneen mbir tamit am na mu di dafa am ñoo xam ne dañoo bëggoon jullee ci biir jumaa ji maanaam daal ci esplanade bi wante dañu leen ni bu fekkee dafa fees ñi nga xam ne amuñu place daal nañu delluwaat seen kër. de rentrer chez eux s'ils n'ont pas de place. ay taalibe yoo xam ne sax ñoom contentement la ñu àndal ngir lu ñu tàmbaliwaat julli yi ci bërëbu jaamukaay yàlla yile te ñoom sax ñuy feddali kóllëre gu ñu am ci seeni wasila tax ñoom yaakaar nañ ne ñooñee mën nañ leen sàmm ci feebar gile. biñ ñëwee ci néegu suñu borom subhaanahu wa taala defuñ lu am ci mbégte ndax li ñu toog ay ajjuma yoo xam ne julliwuñ ko ñu ñëw tey ji ñu ubbi ko suñu xel gën a delluwaat ci borom bi subhaanahu wa taala. am na ñu naan risque la mais gisuma si risque xam nga dafa mel ni avion buy voyage ñun dañu am benn destination bu jël booy voyage da ngay tukki pour dem fenn da nga am pilote da nga koy wóolu boo ko wóolu doo tegu si avion bi ñun na suñu pilote suñ Tuubaa la risque yi nag mënut a ñàkk foo gis am na risque mais fa yàlla nañ jëm luñ ci fekk luñ ci góobee gar ko. lim gu war a nekk ci biir jumaa ji ñu wàññi ko takk masque doon loo xam ne dañ ko forcé taxawal ab distance physique ci biir sàppe yile waa Massalikul Jinaan def nañu lépp lu ñu mën ngir dalal taalibi yu jóge fépp ci biir dëkk bi ngir mën a ñëw julli ci aljuma fii ci jumaa jile te xool lu ñuy def ba dëppoog lépp loo xam ne tegtal la bu jógee ci autorité sanitaire yile ci jamonoy coronavirus bile ak xadar goo xam ne nit ñi àndal nañ ko ngir ñëw julli si jafe na loolu ngir nga aaye lépp luy rassemblement. tey jii ci suba nag tàngoon na jër ca port autonome bu Dakar ñii di transitaires yi ak agent de sécurité yu DP World ñoom nag amoon nañu mbiicoog mbaaloo li ko waral nag moo di ni transitaires yi dañoo bëgg a fay seeni frais de débarquement balaa marchandise mi di fa yàgg pay gi di gën a bari ñu ne déet na waaye du ca dal loolee indi coow lu bëri Abdourahmane Ly moo ñu fa teewaloon. dara doxatul jamono ji diggante DP World ak transitaires yi li ko waral moo di transitaires yi mënatuñu jamono ji fay seeni ay facture balaa àpp gi muy indi jafe-jafe suñu décharger seeni ay marchandises muy xaajaloo bu indi itam dajaloo bu ñu mën a seetlu fii ci jamonoy mbas gi ñu ne. problème bi li ko indi lépp mooy comment faire pour payer Dubai Port dans les délais xoolal population bi nekk suñu ginnaaw ay xale la ñu yoo xam ne depuis ce matin ñi ngi taxaw di fay ay débarquement Dubai Port mais ils n'arrivent pas à payer te ce qu'on doit avoir mooy def le tout ba ku mën a ñëw rapidement fay sa Dubai Port comme ni nga fayee Dubai fay compagnie de transport looloo tax ñu ñëw fi tey pour ñu décanter la situation là pour que les conteneurs là génn ñu décongestionner le port autonome de Dakar. te ngir loolu ñu mën see yegg kuréel gi ñu wax ASTAP wala association pour la sauvegarde et la sécurité du transit et des acteurs portuaires ngi proposé suñu mën di fayandoo lépp luy frais de débarquement benn yoon. rencontré nañu les responsables de Dubaï wax nañ leen ni leen nan ko delloo fa mu nekkoon bu ko defee lii dootu fi amati. télétravail bi ñu bëgg a def nous sommes pas prêts à faire ça parce que ñëpp mënuñu ko deuxièmement nit ki bu fa amee conteneur ñëw Sénégal jël xaalisam teg ci maison de transit au même moment bi xale bi jugee war a dem fay trésor même moment boobu war na mën a fay toutes les compagnies de transport maritime mais waruñoo taxaw ni amoo droit fay Dubaï tant que amoo bon à enlever bu ñu génnee ba pare loolu mënul nekk loolu moo ñu tardé loolu moo indi congestionnement bi. bu fekkee ni nag dañoo romb àpp bés bi nga xamante ne moom la ñu waroon a débarquer marchandises yi te defuñu ko yi les transitaires nar nañu fay ay indemnités yu ñuy woowee itam surestaries yu ñu jàpp ni daa cher loolu. mais bu ñu fayul à temps y a des jours de magasinage énorme à payer te ku nekk xam nga ni jour de magasinage au Sénégal dafa cher benn jour ñaari jours rapidement nga egg ay 200-300 000 une semaine ça te fait 1 million et c'est des pertes énormes vis-à-vis de l'importateur. ak la situation économique du pays mais kenn mënatul importer parce que les frais portuaires sont extrêmement élevés. mu di ay transitaires yuy sàkku ci DP World suñu yëg leen.
dañuy daal di dem ba Ndar Géej ñi nga xam ne ñoo di étudiants yi nag dañ doon fàttaliku rek seen mbokk moom nga xam ni faatoon nañ ko ci jamono yële ñu jënn muy Mouhamadou Fallou Sène ñoom nag li ñu bëgg rek mooy yoon def liggéeyam mbir mi ñu leeral ko ba xam fan la mujjee loolu yëpp dinañ ci dellusiwaat ci suñu journalu nasaraan bi ak Momar Ali Sagna.